salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a jàkkaarloo ñun ci seen télé bi nga xam ne mooy RTT TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen balwaax di leen baal di rafetlu bu baax topp gi nga xam ne moom ngeen topp seen télé bu mag bi nga xam ne mooy la télé des artisans ci sunuy émission yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ciy am mbégte di leen ci indil ay gan di leen ci indil ay nit ñoo xam ni ay nit lañ ñu engagé wu fii ci Thiès waaye taxaw fi taxawaay bu am solo di liggéey ngir milieu artisanal bi nga xam ne ci la ñu nekk mu jëm ca kanam a kanam bu ko defee ñu ngi nuyu mbooleem koo xam ne rek sunu partenaire nga mbaa koo xam ni da ngay suivre sunu émission nekk fii ci diwaanu Thiès ñu ngi leen di nuyu te di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ni leen ko waxee rek saa su nekk di leen ñëw ci seen émission bu mag bi nga xam ne mooy kii kan la à chaque moment dañuy xool ñi nga xam ni ñooy ay acteurs de développement ñu indil leen ci pour fas yéene waxtaan ak ñoom ci milieu yi nga xam ne ci la ñu nekk dinañ dugg fu nekk nag yemuñu ci benn secteur waaye képp koo xam ni corps des métiers nga yor ak foo mën a nekk dinañ la fa fekk ñëw xool li nga toogaale lu mu doon émission kii kan la nag tey mu ngi dalal Cheikh Ahmed Tidiane Pouye nekk ki nga xam ne mooy secrétaire généralu mareyeurs yi fii ci diwaanu Thiès tey moom la ñu seet si ngir waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy mareyeurs yu Thiès ci seen taxawaay ak seen liggéey ci dëkk bi ginnaaw buñ ko bàyyee mu nuyoo ba pare Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu téléspectateurs yi nga xam ni ñoom ñooy suivre émission bi nga xam mooy kii kan la mu nekk émission bu am solo mu nekk émission bu am audience tamit di leen di sargal di leen ñaanal rek yàlla na yàlla gën a dëgëral liggéey bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu waa Thiès yëpp. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane ci nuyoo bu am solo boobu bu ngeen ko dégloo ni mu nuyoo ngeen xam ni kii tey ñëw na ak am lu mu indaaleel li nga xam ne mooy kii kan la nag ku fi ñëw di nga ñu wax secteur bi nga nekk lan moo fa xew waaye lan moo fa nekk ci ay jafe-jafe lan la fa ña nga xam ne ñoo ca nekk bokk ci association boobu am lu ñu bëgg te amaguñ ko bu ko defee suñu premier point dinañ waxtaan ak secrétaire général kañ la yor responsabilité secrétaire général. waaw ñun yàlla daf ñoo nattoo ñu nekk secrétaire général au niveau national des mareyeurs du Sénégal muy kuréel gu ñuy wax UNAMS Union nationale des mareyeurs du Sénégal ànd defaraat suñu liggéey mu nekk kuréel goo xam ni fépp foo dem ci Sénégal mareyeurs yi nga xam ñoom ñoo nekk en activité ñoom ñoo ci bokk soo demee Ndar ku ñuy wax Bassirou Fall moo nga fa soo demee Mbour ku ñuy wax ni président Fallou Mbaye soo demee Joalo ku ñuy wax président Thione Ndiaye soo demee Jifeer ku ñuy wax président Bounana Diouf soo demee Dakar biir Dakar marché central au poisson am suñuy mbokk comité délégué ñoom Mouhamed Silla ñoom Grand Sayer Kandji ñoom Mame Góor Fall soo demee Yoff ku ñuy wax Baye Malick Thiaw soo demee Yaraax ku ñuy wax président Bara Ndour soo demee Kayar ku ñuy wax président Samba Diop soo demee Fass Boy ku ñuy wax président Ablaye Niang nga dem Tivaouane ku ñuy wax président Lamine Gueye moo fa nekk nga dem Lompoul ku ñuy wax président Alioune Ba moo fa nekk nga dem Ngaye Mékhé ku ñuy wax président Cheikh Wade moo fa nekk nga dem Rufisque Tëngéej ku ñuy wax président Birama Diack moom moo fa nekk nga dem Touba ku ñuy wax président Mor Cissé moom moo fa nekk nga dem Kafountine ku ñuy wax président Alfousseynou Sagna moom moo fa nekk nga dem Ziguinchor ku ñuy wax président Pape Samba Dembélé moo fa nekk nga dem Kaolack ku ñuy wax président Atou Ndiaye moom moo fa nekk nga dem Koungheul ku ñuy wax Thierno Ndaw moo fa nekk ba Cap Skirring amul fenn foofu ba Tànja sax am nañ fa ay cellules. kon association bi nationale la. waaw association bi nationale la. kañ ngeen ko formé. waaw association bi formé nañ ko depuis 2019. lañ def suñu journée de lancement à Mbour le 10 septembre 2018. lañ def suñu journée de lancement à Mbour fa la association bi commencé mais lu ko jiitu doon nañu def ay massification fépp foo xam ne partout au Sénégal. dafa mel ni milieu bu bari ay jafe-jafe la. waaw ndax gis nañu saa su nekk yéen a ngi créer ay manifestation ak ay grève lan moo waral ñaxtu yu bari yooyu ci seen secteur bi. waaw xam naa balaa ñoo dugg foofu sax xam naa li ñuy wax ne lu la jegee nga fàtte ko. ndax Thiès gii nga xam tamit ñun la ñu nekk man maay secrétaire général bi au niveau national en même temps tamit ku ñuy wax président Habib Guène moom moo nekk fii au niveau de Thiès moom mooy président bi ñu nuyu ko sargal ko ci taxawaay bi nga xam moom la am ci mareyeur waa Thiès yi di nuyu tamit mbooleemu marché yi nga xam ne ñoom la koy àndal muy waa Xëlga Grand Thiès Moussante marché Sofraco Grand Standing marché Ngelaw marché Xelkom amul benn marché boo xam ne ñoo nekk ci biir Thiès te ànd ñoo président Habib Guène ci liggéey boobu noonu waaye ni nga ko waxee dëgg la dañoo nekk ci secteur boo xam ni secteur bu bëri jafe-jafe la
li waral jafe-jafe yi nag moom mooy que ni ñàkk a bàyyi xel gi nga xam ni moom la ñu ñàkk a bàyyi xel mareyeurs yi ndax dañuy wax ni mareyeur peut-être bu njëkk ba ñoom lu bëree bëri ndaawul woon nekk seen yitte ndax ñoom ñàkk jëruñu la ñu xam teel a xëy guddee wàcc ñoom su jëndee am ñu amul kenn koo xam ni am nañ benn soxla ci yow wante dem nañu ba constaté ni jën woowu nga xam ne moom la ñuy liggéey dem nañu ba gis ni manqué na ba yegg ci lool te manqué boobu mu manqué nag benn loxo dugg ci lu dul loxo étranger yi muy li ñuy tuddee bateau de pêche yi ndax bateau yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suñu biir waax ñu waroon am foo xam ne fa la ñu waroon doon nappee nappeewuñu foofu noonu fi nga xam moom la sunu pêcheurs artisanaux yi di nappee ñoom foofu la ñuy ñëw di concurrence ak ñoom te ku ne xam na ni bateau ak gaalu looco wala gaalu filature ne mënuñoo làngoo donc kon yooyu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni secteur bi mu ngi koy dund ba pare bëggu ñëw yóbbu nag ci wàllu industriel ñu bëgg industrialiser liggéey bi mooy lan mooy que ni au lieu que ñuy dem di nappe ji comme ni nga xamoon nañ ko daan miine suñu gaal dem di nappe ji diñu indil mais dañ ñoo bëgg ñu dugal ñu ci wàllu carton muy jën yoo xam ni industriel ñoom ñoo koy napp def ko ci ay carton ñëw jaayaat ñu ko te yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yu bëree bëri moom moo tax coow li bëri te boobu ba léegi nag ñu ngi coow mais du ñu dégg mukk ki nga xam moom moo war a àtte muy le président de la république mu wax ci moo tax nag suñu coow bëri grève yi bëri loolu lépp daal loolu moom moo ko war ndax ñàkk àttu bi nga xam moom la ci président de la république àttu la d'accord dafa mel ni géej gi yaatu na waaye ni ngeen ko waxee dafa mel ni affaire bi dafa amul organisation parce que bu fekkente ne organisé ba ku nekk xam fi nga war a yem dafa naa problème boobu warul am est-ce que tamit état yëg na seen ñaxtu yi ngeen di ñaxtu ni waaw comme ni nga xam moom lañ ko waxee ci wàllu état bi yëg na jafe-jafe yi ndax mën naa ni état bi mënut a ñàkk ba ñu yëg jafe-jafe yi ndax su fekkee ni état bi dañu fay nekkal askan wi ñu dem ba gis ni askan wi ci boppam jën wi nga xam moom lañu doon gis gisatuñu ko ndax ku nekk mën nga xool ni yabo yu mërëg bi nga ko gëjee tàcc ci sañ ndab kenn xamul kañ la te su amee benn yabo yu mërëg yaa ngi koy jëndee téeméer dërëm te su amee balaa moo amati yàllaa xam jën yu mag yi nga xam ni moom la ñu miinoon muy ay kócc muy ay coof muy ay jarañ muy ngot muy kibaaro jën yooyu yëpp léegi mën nañoo wax ni amatul léegi ci géej gi kon loolu defe naa ni état bi ñoom ñoo gën a xam ni y a problème parce que bind nañ ñun en maintes reprises ay mémorandum yoo xam ne dañ koy envoyé au niveau de notre ministère muy sunu ministre de tutelle muy monsieur Aliou Ndoye bind nañ ko yàgg nañ ko bind ay mémorandum yoo xam ni pour expliquer ko jafe-jafe yi nga xam moom moo nekk ci biir géej gi parce que tout récemment rek am na benn conseil présidentiel boo xam ni le chef de l'État doon na ci joxe ndigal ba doon nañ ci liggéey ba liggéey ci benn document bu am solo ba présenté ko ministre bi xamal ko ni ko li impacté géej gi ba ressource bi ni mu waroon a amee dëgg-dëgg ameewu ko mooy bateau de pêche yi nga xam ñoom ñoo nekk ci biir géej gi waaw. mais bateau yi ku leen autorisé aussi ñuy ñëw ba foofu. waaw bateau yi dafa am ñaar yu am. parce que soo waxee ñu ne accord Union européenne. ñun bañuñu accord Union européenne parce que accord boobu noonu dafa nekk accord yoo xam ni c'est au niveau international. ndax ay quota la yoo xam ni dëkk bu nekk da nga koy daal di joxe. muy 5000 tonnes bi nga xam ni moom la Sénégal di jox Union européenne. ñu war a napp thon bi ak banaana bi nga xam moom la ñuy wax. spéciaux la ñuy war a napp ñoom waa Union européenne mais malheureusement ñun yemuñu ci bateau Union européenne yi kese parce que su fekkoon ne bateau Union européenne dañoo respecté normes yi nga xam moom lañ leen jox ñu yem ci 12000 miles ñuy napp thon bi yem foofu noonu kon du boobaa du am benn problème parce que bateau Union européenne yi yàgg nañ fay ñëw accord yàgg nañ ko assigné depuis Diouf ba léegi mais chinois yi nga xam ni ñoom ñoo ñëw ci biir Sénégal wut ay prête-nom am ay sénégalais yoo xam ni dañoo nekk ci seen i ginnaaw ñoom ñoo indi problème bi parce que jënu kaw ndox mi nga xam ni moom la sénégalais bi doon dundee muy mbara mooy li ñuy tuddee wëyëng ñoom nooñu ko ñu ko ak yaboy ak jay jën yooyu nga xam ni mooy jënu kaw ndox nga xam ni moo nekkoon jën yi nga xam ni moom la Sénégal de lambda doon dundee jën woowu la ñu gis ni chinois yi ñoom moom la ñuy napp ak ci nappin boo xam nappin bu ñaaw a ñaaw lañ koy nappee waaw donc te ñoom amuñu benn accord amuñu benn licence bon peut être notre ministre soo waxee mu ne signé wu ma benn licence loolu lay wax mais
mbir mi daal xaw na takk suuf. waaw xaw na takk suuf xaw na takk suuf am na fu mu tëgg tembe. waaye gis nañu ni yéen it jën boobu ngeen wax muy yaboy ak xeet yooyu dafay seer léeg-léeg ba baadoole bi nga xam ne moo nekk këram te néew doole léeg-léeg sax du ci mën a jot te marié yi ñoo koy seeral. waaw xam nga sax léegi dañuy wax sax ni léegi yaboy bu njëkk ba ñu baal ma terme bi ñuy utiliser parce qu'il faut appeler les choses par leur terme dañuy wax daan wax bu njëkk bi nii yaboy jënu baadoola la loolu lañ daan wax wante léegi yaboy jënu noble la ndax yaboy bi gisatuñu ko parce que tey su fekkee da ngaa dem ci tefes ñoo la doon jaay kees yaboy 1500 2000 francs tey nga ñëw ñu jaay la kees yaboy à 23 000 francs kees yaboy tas ñu jaay la ko 23 000 francs kan moo ko yokk ku ko yokk parce que dafa manqué parce que la loi du marché il y a des hauts et des bas su fekkee ni demande bi dafa supérieur offre bi là automatiquement prix bi day daal di chuter mais su fekkee nag ni demande bi moom moo su fekkee offre bi dafa supérieur demande bi su boobaa prix bi day daal di chuter day daal di wàcc mais su fekkee demande bi nag moom moo supérieur offre bi là automatiquement prix bi day daal di yéeg parce que su fekkee da ngaa teg benn keesu jën fukki nit bëgg ko du yomb waaw mais su fekkee da ngaa teg fukki keesu jën nag juróomi nit bëgg ko su boobaa dina yomb d'accord noonu la ñu ko mën a firé mais soo demee géej benn kees yow da nga koy teg fukki nit bëgg loolu moo tax du yomb te mareyeur bi tamit moom li muy wax moom mooy que ni naa jéem a fexe ba satisfaire sama population jéem a jënd keesu jën bi pour yóbbul ko samay client pour ñu mën cee dundee ndax dama ko bàyyi ak beneen dëkk mu daal di koy yóbbu man sama dëkk ma ñëw ni jën amul kon donc li mool yi di indi moom mooy néew ba yegg ci lool moo tax prix bi yéegee foofu noonu donc mareyeur bi su fekkee dafa jënd jën bi à 23 000 francs mu glacé ko def ay frais indi ko arrivé marché lu mu gàtt mu taxaw à 25 000 ou bien 26 000 francs mais moom tamit dafay bëgg am lu mu yóbbu këram. day doy waar. dafay mel ni milieu bu naqaree organisé la. milieu la boo xam ne responsabilité yi bari na. waaye gis nañ ni yéen organisation bi nekk Thiès bu ñu ko jàngatee rek. maanaam jën moom fu neex waay toog rek jaay ko fa. manque d'organisation boobu amu leen milieu bu ngeen jaay déggoon naa sax benn marché poisson bu ñu waxoon ne defaral nañ leen ko. waaw parce que manque d'organisation boobu yëpp peut-être mën naa wax ni ñàkk a am bërëb bu ñuy jaayee la. mais je pense bien que ni monsieur le maire Talla Sylla de passage ñu nuyu ko sant ko gërëm ko. ci effort yi nga xam ni moom lay def. pour que Thiès rek am marché central au poisson digne de son nom. parce que marché bi depuis temps Idrissa Seck dañ ko doon dox. mais alhamdulilah am na ay jéego yu bëree bëri yoo xam ne avancé wu na ci. ba barki dee moo Ndiaye muy defe naa si je ne me trompe pas. ci début mois de novembre bi la woon waa ANAM muy agence nationale des affaires maritimes bi nga xam ni moom le président de la République son excellence Macky Sall yëkkati 2,5 millions jox ko pour tabaxu marché bi ANAM boobu noonu direction boobu noonu ñëw nañ fi def visite de site bi yàlla dogal na am nañu site fële ne ca Gesap mooy fii rond point bi nga xam ni fa la policiers yi di garder fa la ñuy taxaw ak entrepreneur yi nga xam ni tamit ñoom ñoo war a soumissionné wu pour kat moo war a gagner marché bi ñoom ñëpp ñëw nañ fa am nañu yaakaar ni daal ni marché boobu noonu dina tàmbali ci bu gaaw a gaaw pour ñëw nag ci fu neex waaye lal jaayum jën loolu je pense très bien que ni Thiès dañoo am benn problème bu ñu am muy problème chômage ndax Thiès chemin de fer la ñu amoon ak NSTS te ku ne gis na ni chemin de fer dafa nekk parce que ñu ngi ko bëgg relancer waat ndax ñu ngi koy wax ni bëgg nañu koo dekkalaat ak NSTS te NSTS tëj na donc kon jeunes yi ñaari issue kese la ñu am muy marché ak garage te yaakaar naa ni su fi marché bi nekkul woon agression dina bëri ci dëkk bi su fi marché bi nekkul woon kon lu bëree bëri na feeñ ci dëkk bi kon donc jeune bi nga xam ne amul fu mu jëm marché rek lay daal di daw ñëw donc manque d'organisation boobu noonu il faut que autorités yi ñoom tamit ñu xam ni ñoom dañ ci am benn part de responsabilité bi ñu ci am moom mooy ñu jéem a fexe ba marché bii nii ñu baral jéego yi ba mu pare ba acteurs yi mën faa dugg ba anarchie bi nga xam moom la ñuy constaté ci dëkk bi anarchie boobu noonu mën a jeex daal mais nag jeunes yi dañoo amul fu ñu jëm te suñu xëyee suba il faut que ñu am lu ñu lekk loolu day tax ñu toog ci kaw tali bi di jaay aussi tamit waaw xam nga toog ci kaw loolu du tax sax ñu loolu du parce que gis nañu marché Sam bi ñu nekk waaw loolu du warut a jur pour ñu wax ni jaay ci kaw tali baax na parce que dafa bëri ay danger même jaay ci kaw raay bi tamit dafa bëri ay danger dafa bëri ay danger loolu lépp kenn cautionné wu ko ni loolu war a am la mais ñàkk pexe la mais suñu amoon pexe bu gën loolu noonu ñu ko def parce que un homme responsable du dem taxaw ci tali parce que
oto mën naa déraper dal ci kawam. mais ñàkk am fu ñu jëm la. tamit il faut que ñu am tamit lu ñu yóbbul seen i njaboot. loolu nag mais en tant que responsable est-ce que yéen a ngi leen fay fekk di waxtaan ak ñoom. waaw ñu ngi xamal leen ni ñoom li ñuy def nii c'est dangereux. waaw ñu ngi leen fay fekk di leen di conscientiser di ci waxtaan ak ñoom. di leen xamal ne leen ni fii ñu nekk nii danger la. ba tey jii nii rek raay bi. ñu nekk de passage ñu remercier wala tamit waa UCG. madame Ka mi nga xam moom mooy seen coordonnatrice. ak son adjoint monsieur Diaw. waaw Diaw nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom tamit dañuy jàppale ci nettoiement marché bi tey rek nettoyé nañu marché benn côté bi. pour ñu jéem a fexe naka la ñuy jéem a jëlee jaaykat yi pour aj leen foofu noonu ci kaw. pour ñu mën a bàyyi raay bi daal. loolu ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom daal. am na solo xëy na bu ñu avancé tuuti dina am ay soppiku yu bees yu ci am. waaye tey ban message nga bëggoon a lancer état pour mu jàppale leen ci seen association bi ak par rapport ak jafe-jafe yi ngeen jàmm. waaw ñun de balaa ñoo wax sax état dañuy njëkk a wax autorités yi nga xam ñoom ñoo nekk au niveau départemental wala sax au niveau de la commune de Thiès. ñoom ñoo ñu war a njëkk a jàppale ñoom ñoo war a njëkk a gestu mareyeurs yi. ndax mareyeurs yi ay entrepreneur lañu. parce que dañuy créer ci emploi. su ko ñëpp doon def. kon taux de chômage bi nga xam ni moom moo am dina wàññeeku lu bëree bëri. li tax ñu wax loolu noonu moom mooy que ne mareyeur bi am na ay employés indirect ak am na ay employés direct. parce que lu mu gàtt-gàtt am na ñeenti nit ñoo xam ni ñeenti nit ñoo xam ne dinañu xëy ci otoom. muy chauffeur bi muy apprenti bi. muy ñaar nit ñi nga xam ñoom ñoo yëg ci kaw pour wàcc jën bi. te ñeenti ñooñu lu mu gàtt-gàtt ku ci nekk dina jël 2500 yoo xam ni mooy sa journée. 2500 kon loolu 10 000 francs la. 10 000 francs ci 2500 soo ko multiplier par 30 ñaata la 75 000 la. boo koy fay nit ki. te bokkul ak ndawal gi nga xam moom lay wàcce ci kaw oto bi. ndax am nga droit wut ci ndawal. parce que li ñuy wax ne qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. ndawal gi ngay jël lu mu gàtt-gàtt soo ko wàccee di nga ko yóbbu sa kër. di nga am loo ci weccee ko tamit jaay ko. dëgg la kon ñooñu. ci mareyeur bi la ñuy wékku. te saa bu ñu xëyee suba oto mareyeur boobu noonu su taxawul. ñoom du ñu am dépense bu ñu jël yóbbu ko seen kër. kooku mooy emploi direct yi. mais les emplois indirects mooy ñi nga xam ni tey ñoom ñoo yenu jën bi. ak suñu genre yi nga xam ni ñun ñooy ñëw jënd jën wi ci ñoom. yóbbu ko ci biir marché bi jaayaat pour am dara la ñu yóbbu suñu kër. seen i kër. kon nga xool chaîne de valeur boobu noonu nga xam ni moom la mareyeur bi créé. te ba léegi bàyyiwuñu leen xel. man loolu man damay wax ni lu ma jaaxal la. considération bi manqué na trop. parce que tey marché bee ñuy liggéey soo fa ñëwoon. marché bee ñuy liggéey tey soo fa ñëwoon. xool ni nga xam ni ñuy liggéeyee. mbalit ma nekk fa. da ngeen est-ce que fii nii am na maire. plus particulièrement comme le maire de Lamine comme maire zone nord muy Lamine Diallo. damay wax par exemple man leen ni mbalit moom noonu nga xam moom la ñuy génne foofu noonu ci marché bi. tout pour les acteurs yi nga xam ñoom ñoo fa nekk. mais c'est pour la population bi nga xam ñoom ñooy ñëw di ndugg see ci marché bi. parce que tey population bi nga xam ñoom ñooy ñëw ci marché bi suñ fa jëlee ay microbes. bi ñu jël fa ay jàngoro ñoom ñooy propager virus boobu noonu ci biir dëkk bi. parce que nit ki moom mooy ñëw ci marché bi. mais marché bi mu war a ñëw war naa set. mais su fa ñëwee jël si micro day jël microbe yooyu da koy yóbbu këram. mu tasaaroo ci koñ boobu nag mu tasaaroo. mais malheureusement jàppale boobu noonu ñu war a jàppale mareyeurs yi des na lu bëree bëri. considération bi des na lu bëree bëri. te kon loolu dañuy lancer appel. pour surtout suñu autorités yi ñu bàyyiwaat xel. mareyeurs yi nga xam ne ñoom. projet boobu yaakaar nañ ñu mu am suivi ndax wax dëgg yàlla monsieur le maire moom. suñu sañoon de ñun mareyeurs dañuy wax ne nañ ko fi bàyyiwaat. ba mu def pose première pierre bi ba mu def inauguration wu marché bi. lan moo tax ñu ne ñu bàyyiwaat ko fii pour mu def mu yeggale projet am yooyu noonu. mooy que ni ñun dañoo nekkoon fële ci base. mu nekk benn zone boo xam ni amul woon benn sécurité. tali bi baaxul. mais grâce à monsieur le maire monsieur Talla Sylla moom moo fexe ba tali bi foofu noonu mu baax. da ko am ni tali fu mu baax rek oto yi nañ fa nangoo dugg. lampadaires yi tamit mu fexe ba mareyeurs yi foofu noonu ñuy gaare seeni auto frigo. mu fexe ba lampadaires yi nekk fa. kon loolu benn la ci boo xam ne jàppale na ko ak mareyeurs yi. bi ñu des moom mooy am benn produit bu ñu tuddee Nana Crédit. ndax Thiès bëri woon na ay financement yoo xam ne da daan ñëw. mais daawul woon jaar fa mu waraan a jaar. ndax DER bi rek. bi mu ñëwee ñu sentiroon nañu am na ay jaaykatu caaf. am nañ ay menuisier am nañ ay tailleur am nañ ñeneen ñoo xam financé nañ leen. ci au nom des mareyeurs. mais acteurs yi nga xam ne ñoom la financement bi taxoon a jug. financement bi yegg si woon ci acteurs yi. mais bi mu ñëwee monsieur Talla Sylla ak sunu
taxawaayu président Habib Guène daf cee taxaw xar ci tànk tubéy mu ne produit bi kat muy financement bi naa fexe ba jox ko samay jigéen ba tey jii nii marché boo dem financement boobu noonu mu ngi en cours amul benn juróom-ñaari marché yi nga xam ñoom ñoo nekk ci biir Thiès yëpp ñu ngi am ci financement boobu noonu ndax ku ne xam ne ni liggéeykatu mareyeur dafay soxla financement kon yooyu yëpp Talla Sylla moom moo ko monsieur le maire Talla Sylla moom moo ci jàppale fee nag waa ANAM yi ñëw nañ comme ni nga xam moom laa ko waxee sànq ndax projet bi yoo xam ne déclenché nañ ko ndax normalement tey le 12 tey jii la ñu war a déployer pour entreprise bi nga xam ni moom moo war a gagné marché bi kon fii ak suba ñu ngi leen di déglu ñu xam ban entreprise moom moo war a gagné marché bi parce que bëgg nañu au plus tard mois de décembre ñu dekk pose première pierre bi loolu moom bëgg nañ ko yéen boobu la ñu am ñu ñaanal waa Thiès ñu ñaanal ñu ba réalisation boobu noonu yegg ba waxuma sax keneen di ko ñu koy batale keneen mais monsieur le maire Talla Sylla ñëw inauguré ko def pose première pierre bi. LG lan moo la lié ak Talla Sylla parce que dafa mel ni da nga xaw a féete ci moom de. waaw ñun du question dañoo féete ci Talla Sylla. da ngay politique wala nu mu demee noonu. non du question politique mais ñun yàlla daf ñoo nattoo ku ñu yëg ñu yëg la. ñun moom ku ñu yëg ñu yëg la. mais ku ñu yëgul nag suñu yoon neewul ci yow. mais nag mu daf ñoo yëg. ndax marché bi biñ fi amee jafe-jafe. defe naa déggoon ngeen ko muy famille Feu Ana Faye. ñoom moom parti bi nga xam moom la Saam nekkoon biñ ko dindee. ñuy toltolaan amuñu fu ñu jëm. suñu bët bi mu xonkee moom la ñu gis mu ñëw defal ñu. bi ñu nekkee foofu noonu ci marché bi nga xam moom mooy marché Darou Salaam bi nga xam moom la maire Alioune Sow jiite. ñu fa doon bundu xataal. bëgg ñu faa jëlee. moom moo ñu jàppalee ba ñu toog fa. fee suñu oto yi di gaare. nga xam ni fa la ñuy débarquer jën bi. dañoo xëy benn suba rek. ñu commencé ko morceler ay terrain xam nga rek Thiès moom ni mu demee. gars yi moom suuf la ñuy bañ a gis. commencé kaa morceler ay terrain. bon bi ñu ko saisiré. mu ne incha allah bi li mu leen mën a garanti moom mooy doo leen fa jógee lu dul. dañu wax ne seen caabi marché ngi nii. ak yeneen yoo xam ni. monsieur le maire en tant que li muy woowee boppam ni may bàyyi faalu Thiès. loolu daf kaa traduire par des actes ci ñun. am nañ nag droit nag ñu ne diw de baax na ak ñun comme ni ko waa Saloum Saloum yi di waxee. ñun de Talla baax na ak ñun mareyeur yi. kon daal jàpp nañ ni yéen mareyeur yi daal yéen a ngi ci ginnaaw Talla. waaw ñun moom ñu ngi ci ginnaaw Talla. mën nañoo jàpp loolu. waaw ñun moom ñu ngi ci ginnaaw Talla. waaw ndax ragal day féete li ñuy wax ni. ragal féete day xañee wërsëg. dëgg la ñun daal Talla moom moo ñu yëg. dëgg la moom moo ñu jàppale. dëgg la moom la ñu gis. kon daal ñun mareyeur yi. ñu ngi ci ginnaaw Talla tamit yéene nañ ko tamit ñu delloowaat ko. dëkk bi. ndax liggéey yi nga xam moom la liggéey ci dëkk bi. kon fas yéene ngeen a wàcc ak moom ci terrain bi jàppale ko. incha allah su jotee rek nañ ko def. incha allah waaw dafay mel ni am na solo ñi may péete day xañe wërsëg ragal péete day xañe wërsëg comme ni ko LG waxee am na solo bu defee kon loolu mooy taxawaayu monsieur le maire Talla Sylla ci ñoom wax nañu saa bu seen bët xonkee moom la ñuy gis mu defal leen yokk seen confiance jox leen ay wéeruwaay kon day mel ni loolu it ku la ko defal na loolu am solo tey bu ñu ñëwee ci deuxième phase bi day mel ni yéen a ngi préparé benn journée boobu journée lan la. waaw journée boobu journée mondiale de la pêche artisanale la. muy ñu war ko célébrer. le 21 novembre bii di ñëw muy dimanche bi di ñëw bi ci topp. mu nekk journée boo xam ne au niveau national dañ koy célébrer. mais yàlla dimbali ñun waa Thiès. ñu war ko recevoir. lépp bokk ci jàppale bi nga xam ni moom la ñu ànd ak monsieur le maire mu jàppale ñu ba ñu recevoir journée boobu noonu. ndax journée boobu noonu bu ne ñëpp xam ni journée la boo xam ni pour acteur de la pêche la ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu napp. ñoom moom journée boobu noonu. journée bi nag mool yi ci la ñu bokk. soppalikatu jën yi ci la ñu bokk. jaaykatu jën yi ci la ñu bokk. moo tax ñun waa UNAMS. Union nationale des mareyeurs du Sénégal ànd defaraat suñu liggéey. ñu ànd ko ak waa RECEPAS. ak waa UNAPAS. ak waa Dakar Pêche. muy sax ñu mbokk Pierre Mboup. ku ne xam na ko taxawaay bi mu am ci napp gi. Pierre Mboup bu Tëngéej. moom mooy président Dakar Pêche. ak sunu mbokk Moustapha Diop. mi nga xam moom mooy président UNAPAS mooy Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. ak sunu mbokk Diab Diop. mi nga xam moom mooy présidente bu RECEPAS. muy réseau des femmes transformatrices du Sénégal. donc kon ñooñu la ñuy àndal journée bi. kon Sénégal gi wëngal këpp ñëpp ñoom ñoo fas yéenee ñëw fii nii Thiès. ñu de célébrer journée bi. journée bi nag journée plaidoyer la. mooy lan muy ñu génne suñuy ñaxtu ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel ba état bi gën kaa dégg donte ni xam nañu ni état baa ngi koy dégg mais mu ngi tànqamlu mais ñu gën kaa gaaralaat jafe-jafe yi nga xam ni moom la secteur bi di jànkonteel ndax tey suñu demee ba kilo keccax di jël 1250 kon y a problème am na sax soppalikatu jën yoo xam gisatuñu sax keccax gi gisatuñu sax géej
koy jaay. suñ demee ba mool yi. def seen essence dugg ci biir géej gi. draguer ay kilomètres te suñu teeree du ñu teer lu dul juróomi keesu jën. gën gaa bari juróomi keesu jën la ñuy teer. seen essence boobu noonu ñu am ak équipage bi nga xam ne la ñu àndaloon yëpp. kon y a problème. mareyeur bi nga xam ne moom moo waroon a jënd jën wi. pour war kaa war a mën a dem jaayi jiwaat ci biir réew mi. tasaare ko. mënul fexe ba jëndee jën wi ci jëndin bu yomb. toujours da koy jëndee jëndin bu cher. su ñëwee mu jaayaat ko client yi jaayeen bu cher. ñu jaayaat ko population bi tamit jaayeen bu cher. bu kenn fàttali tamit ni population bi tamit ñoom ci xeex bi la ñu bokk. ndax jën bi suñ ko su chéré ci ñun ñoom ñooy subir conséquences yi. kon tamit population bi tamit il faut que tamit ñoom ñu ñëw ànd ak ñun. ci plaidoyer bi nga xam moom la ñuy wax ñaxtu bi nga xam moom la ñuy ñaxtu. pour état bi jéem a xoolaat secteur bi. ñu defaraat ko. est-ce que ñoom dinañ ci am résultat bu boobaa parce que askan wi tamit jën day continuer di seer ci ñoom la est-ce que bu problème yi réglé jën dina yomb quand même. parce que xam nga jën dafa nekk produit boo xam ni. su yombee. ba tuur. da nga koy wanteer. jën bokkul ak denrée alimentaire boo xam mën nga kaa dee fii ak ñaari weer ñetti weer di xaar déedéet. comme tey ñu ne gaz de wàcc na. wala ñu ne ceeb de wàcc na ou bien ñu ne suukar de wàcc na. ñu ne tomate de wàcc na. commerçant bi profité jënd ci benn quantité bu bëree bëri. stocké ko. jën mënul loolu. jën loo ko stocké mënut a passé ñaari fan. mu commencé yàqu. kon ko yow jëndee nga ko lu yomb nga koy jaayee. soo ko jëndee lu cher nga koy jaayee. moo di population bi saa bu ñu taxawee ci xeex bii nii. ba ñu jàppale ñu ba jën wi yomb nañ koy jëndee. bateau de pêche yi génn ci suñu waax yi. population bi dinañ ko yëg. waaw ndax daanañu jënd ñetti yaboy ñaar fukk. waaw juróom yaboy 200. loolu gëj naa am de. waaw gëj naa am mais loolu nag ñàkkum jën bi moom moo tax. moo ko waral. ndax man mii maa ngi fàttaliku bi may door dugum ci jën yi. dama daan jënd benn keesu yaboy teg ko sama wet. 2500 laa ko daan jëndee. wala 3000 laa ko daan jëndee kees ku ndaw. ma jënd samay jën yu mag. soo jaayee jën yu mag nga jël ñaari yaboy may ko. te sax doo ko yëg. mais fit boobu amatuma ko. da nga daan ñëw am nañ suñu benn mbokk moo xam dama naan ma yéen ñun jaaykat yaboy tegoolu ñu ne yéen jaaykat jën yu mag da ngeen ñëw na jël suñu yaboy yi. da ngaa gis jaaykat yaboy boo taxaw maye lu mat fukki yaboy ak juróom. te terewul su jaay dina am bénéfice. c'est parce que jën bi moo yomboon. mais tey man mi rus naa taxaw ci keesu jàmm di fa tegg yaboy lu damay jënd. c'est parce que soo jëndee keesu yaboy 35000 francs 40000 francs du question que ni amoo xolu ñàkkaa bañ a maye. mais dafay cher ba yegg ci. soo ko mayee daf lay daal di gaañ. da lay gaañ. waaw moo tax population bi ñoom tamit dañoo bokk ci xeex bi. il faut que population bi tamit ñoom ñu xam ni. jën wu cher bii ñu leen di jaay du ci ñun. du suñu coobare. fañ koy jëlee la chéré. mais après li ngeen bëgg a régler lépp bu ngeen ko régler daal yaakaar ngeen ni jën dina delluwaat fa mu ne woon. bañ loolu nag la ñu bëgg. ndax population bi sonn nañu parce que tamit géej gi mënuñu ko am moom. mu nekk suñu patrimoine national. mu nekk suñu moomeelu bopp. ba pare ñeneen di ci jëriñoo. ma nettali la benn anecdote sama benn grande sœur dafa dem voyage. mu dem mu woo ma. mu am benn plat mu doon film mu ne ma Cheikh Tidiane. jën yi nekkate am na. mu ne ma te ma li ma jaaxal moom mooy carton yi ñu ko kii dañuy def marque Sénégal lañ ciy def. mu ne ko yaa gis de. industriel yi de lu baax lépp la ñuy jël yaa di koy yóbbu fële di jaay ñu doole. pour wax la. pour wax la ni la Thiès muy Sénégal wërgal këpp sax laay wax. lekkatuñu jën yu baax. ba pare mu amaat beneen phénomène boo xam ni mu ngi am. mu ñu koy imposer. muy. semi industriel bi nga xam moom la ñu bëgg a yóbbu fi la tournée yi tamit. mu nekkaat beneen problème. wut ay gars fibre de verre ak nangam ak nangam. ñun daal la ñuy wax daal moom mooy état bi. population bi. nañu jug ñun ñëpp. ñu taxaw wax état bi ni leen kat ni géej gi nga xam ne ñoo ko moom suñu moomeelu bopp la. yàllaa ñu ko wërsëgal. mu nekk côte boo xam ne bu yaatoo yaatu la 730 et quelques kilomètres. de côte Sénégal am ko. ñu war a am problème mu jën. loolu du yoon. kañ la journée bi ban date la. waaw journée bi ñu ngi koy wala célébrer le 21 novembre incha allah bi ci fii nii ci promenade des Thiessois. fa la ñuy defee journée bi. sous la présidence effective de monsieur Talla Sylla. moom mooy ñuy présider daje bi. dara jaaleel ko tamit moom tamit. ak yeneen i mbokkam yoo xam tamit ay politiciens lañ ci biir Thiès. ndax ñun beddiwuñu kenn.
incha allah bis xam naa yeneen acteurs politiques yëpp. dinañ dem ci ñoom. yóbbul leen seen lettre de parrainage. ak seen lettre d'invitation pour xamal leen ni Thiès daal ñun ñëpp ñoo ko bokk. ban heure lay commencé. ñu ngi def mise en place bi 10 heures. 10 heures suba mais cérémonie bi incha allah bis mi ngi war a commencer à 15 heures. 15 heures lañ ko war a commencer parce que dafa am tamit ñeneen ñoo xam dañ koy organiser. ci seen yeneen localité au niveau de Dakar moo tax ñun fii au niveau de Thiès. 15 heures lañ joxante rendez-vous moom mooy le cérémonie bi table mais mise en place bi ñu ngi ko jàpp 10 heures 10h30. ah organisation bi région bu nekk da koy organiser le même jour. waaw non organisation bi nag région bu nekk bëggoon naka organiser mais région yëpp dañoo bàyyi seen organisation. ñëw ànd ak ñun waa Thiès. d'accord kon journée bi du doon journée boo xam waa Thiès kese ko moom. waa Ndar sànq rek maa ngi dégganteeg seen président Bassirou Fall moom mooy tooñ ni ma secrétaire général ñun ñu ngi waajal suñu mobilisation. Mbour la même chose Joal la même chose waa RESEPAS yi ñu ko séqal waa Dakar Pêche waa UNAPAS yi. ñëpp ñu ngi waajal mobilisation pour ñëw Thiès parce que région yëpp. Thiès la ñuy joxante rendez-vous pour célébrer journée bi foofu. jërëjëf Ahmed Tidiane Pouye kaddu yi am na solo woote baa ngi noonu day mel ni incha allahu rabbi fas yéene nañoo ànd ak Thiès waay yëpp képp koo xam ni da ngay soxla jën dëkk Thiès ak foo mën a dëkk ci région bi na nga ñëw teeru gan ñi nga xam ni yéen a leen a tax jóg ndax li nga xam ni mooy jën nit mënu koo ñàkk boole ci dundam ñëpp a ko soxla kon bu yombee askan wi la yombal seen woote bi incha allahu rabbi na ko ñëpp wuyu si incha allahu rabbi Cheikh Ahmed lan mooy sa kàddu gu mujj. waaw sunu kàddu gu mujj rek mooy comme ni nga xam moom la ko waxee ñu ngi woo population Thiès waa di woo plus particulièrement jaaykatu jën yi jaaykatu légumes yi jaaykatu géej yi jaaykatu yàpp yi jaaykatu denrées alimentaires yi ñëpp daal ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw ànd ak ñun ci journée boobu noonu ba ñëpp xam daal ni Thiès bëccëg bi nga xam moom lañ leen jagleel wax dëgg yàlla safoo nañ ko te saf nañu balaa ñoo jeexal tamit ñu ngi ñaanal sunu benn waajur muy sunu baay Papa Gueye ndax wax dëgg yàlla sunu papa la sunu lépp la yaramam dafa xaw a sutante mais ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a saafara yaramam di nuyu tamit président Habib Diène comme ne moom nañ ko waxee ndax wax dëgg yàlla moom nekk na kenn koo xam ni mën naa wax ni su liggéeyam amee benn jafe-jafe rek pour fexe ba acteurs yi nekk ci jàmm moom moo tax tamit di ñaanal sunu mag sunu waajur le président Abdou Diaw ndax moom moo ñu tette ba njëkk si fii nii yàlla na yàlla yokk waamee leeral fu mu tëdd amiin yaa rabbi yàlla na yàlla bette ko ay xéewal amiin wax dëgg yàlla ndax président Abdou Diaw ku ñu marqué la ci sunu dund ñun ndax xeex bu bëree bëri moom moo ko doon porté surtout marché au poisson bii nii nga xam ni moom lañu nekk ndax dox na ci dox lu bëree bëri ba tey yàlla dogal ni ci ginnaawam la ñu amagum yaakaar ni liggéey bi dina tàmbale ci bu gaaw a gaaw kon ñu ngi ñaan rek président de la république ñu baral jéego yi ndax Thiès soxla na marché boobu noonu ñu leen di jaajëf di nuyu nag jaaykatu jën yëpp di leen sargal di leen jaajëfal di leen wax tamit ñu ñëpp ñu joxante rendez-vous le 21 ca place ba ñun moom fa la ñuy fanaan incha allah baax na incha allah kon bis baa ngi noonu le 21 incha allah rabbi fii ci promenade Thiès waa bu defee lii lañ leen indiloon tey ci seen télé bu mag bii di RTT TV la télé des artisans yi rek moo ko soxal ñoo ko tax a jóg lépp loo xam ne jafe-jafe la ci waaye lépp loo xam ne dañ ko ciy dund te bëgg koo waxtaane ba mu am solution incha allah rabbi dinañ ci ñëw ak yéen bu defee tey Cheikh Ahmed Tidiane lañ dalaloon ci ki nga xam ne mooy secrétaire général marié yi ki ko dalaloon di seen mbokk Khadim Soumaré ñu leen jox rendez-vous incha allah ba beneen émission incha allah merci beaucoup